Sunugal24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal24.net. mais lii jom ak ngor mooy boo tamee sa nawle ne ni kii dëmm la war nga won ne kañ la lekk sa doom wala kañ la lekk sa mbokk yaa ngi tam di dëmm di mën a génne benn preuve lii métti na trop moo tax ma ne leen gis ngeen li am baam mooy bi ma ko dëkkee keroog barki démb ci café de Rome ne ko doo mas a génne preuve barke alxuraan doo ko génne parce que amoo ko ma dégg ni day def conférence de presse tey ma ne ñaara war a defe ñaar rek mën a am mu ñëw dina indi ay papiers yoo xam ne dara du ci dëgg suba mu fanaan prison ndax boo dee rek flagrant délit de faux usage de faux foofu amul lépp immunité parlementaire la banque bi mu ne nii dugal nañ fa xaalis bi te du dugg fa danañ ko installé dans la cause banque bi dama ne xaalis bi gisuma ko xanaa moom moo créé tapé benn kii yëpp ne virement secrétaire tapé ko ngi gis boobu virement kan moo ko viré xaalis bi dem ki ko viré état bi trésor ban trésor la ban trésorier la bu Foundiougne la bu Tambacounda wala bi nekk Dakar payeur bi nekk Dakar wala payeur bi nekk Saint-Louis kan mooy viré xaalis bi ban jour la ko livré la ko viré ci fan ci ban compte ma ne bis bu ko wonee barke alquran nga xam ni man jaam laa man jomm naa di fen man ku dul Mamour Diallo sax jarale ma fen ndax jarale ma sama bàmmeel barke alquran muy Macky Sall Abdoulaye Wade ku mën a doon Abdou Diouf ku mën a man mosuma nekk jaamu kenn man kon Mamour Diallo jaral ma suba bàmmeel waaye wax naa ne billahi wallahi taalaay Sonko day kàcc baat na bi tukki kàccam bi dara ko topp fen wu rëy la wax c'est pourquoi ma ne woon 94 milliards de mensonges ba tey de kenn weddeegum am ñu taxaw naan waaye na procureur def liggéeyam mais procureur kenn porte plainte Mamour Diallo ah plainte désigné du sax x naa bind noonu rek dina may dénonciation rek la damaa bëgg a xam non nga procureur di ki dof ki man danaa topp dof bi di ko tontu ñi xamul naan procureur dégg naa ay journaliste yu mag même yàlla ko yàlla yërëm suba grand bi je l'aimais bien ndeysaan Mamadou Seydi Ndiaye yàlla ko yàlla yërëm daana toog di wax ci l'essentiel mais le procureur naka quand même ne s'est défié parce qu'il pensait que effectivement il y avait une plainte déposée contre Mamour Diallo vous avez vu ko ni muy naka ni kooku dee na te xamul ba léegi ne plainte bi turu Mamour Diallo nekku ci saytaane la boo xam ni man de décidé naa man mi ñu ooyee avocat du peuple et député du peuple billahi bàyyi woon naa ko muy wax ay njaaxum ma di ko seetaan ni kii dafa dof mais comme ñëpp xamuñu amuñ niveau d'information bi ma am duñ liggéey tribunal comme man xam la xaw tribunal mën a am document yi tribunal man danaa dimbale sama askan man damaa décidé dimbale sama askan bala ñu koy ndax këf réew mi jaay réew mi comme ni mu ko defee ak Tulow ak BBC loolu daa jox beneen bis ne leen bu ma ñëwee yéen Tulow bi Karim Wade dàqoon jox affaire bi Franck Timis dama leen joxaat mbir mi ñu financé campagne am loolu yëpp am naa preuve yi dinaa ci ñëwaat beneen bis fan la amee lu bu campagne wëree diaspora bi ak yu bëree bëri yoo xam ne ñu ngi ko téye wax naa ko démb de ci Sen TV ñu ko ñaata la Karim Wade jox ci Karim Wade jox na ko xaalis ci campagne électorale bi passé moo tax léegi mu jébbalu ci bàyyi Karim Wade léegi taalibe bi Ablaye Wade la moo ne war Wade dañ ko war a fetal moom Macky Sall ak Abdou Diouf léegi nag Wade mooy sëriñam waaw kii bu dee ñooñu may saaga suba ngoon ñu may dégg ngeen ne waaw lu mën a defee ñun moom lañ bëgg moom lañ gëm moo gëm leen ko mais Boko Haram li muy rey yëpp Nigéria am nañu ko gëm ba léegi mënu ma leen tere ngeen nekk dof na Boko Haram ay def lañu
état islamique ay def la ñu taxaw di rey sa mbokk jullit dañ ci jàkka yi di tiire ay jullit comme yow ñuy dee nga ne yow jullit nga yooyu ay def lañ ni waaye ay nit lañ nag Boko Haram ñu ànd ak Sonko mais Boko Haram ñoom gënuñ Boko Haram de yàlla leen boole ñoom ñoom ñu nekk ay seetaane ñu ci bëri nag xamuñu woon dara da leen ndax waaye ñu bëri woon nañ ma démb ni ma bàyyi nañ Sonko pare gi oote oo nañ ma Kédougou oo nañ ma Maka Koulibantang Koussanar fu ne oo nañ ma fa ay Dakar ay Pikine ni ma met suivre nañ la mais li nga wax dafa leer nañ naka waa ji fukki milliards ak benn la bëggoon ci 94 milliards yi nga xam ne fayaguñ ko mu ne fay nañ ko ba détourné ko te fayaguñ ko bu gën a forcé ñu fay ko mu daal di tëq 11 milliards yi fukki milliards ak benn daal di dem ak moom ma ne leen affaire faire bi muy wax tey pour nous divertir parce que dañoo bëggoon a nax wax naa laaj naa ko ne ko waat naa ko ci alxuraan doo ma sa génne preuve moo wootee tey génnewul benn preuve naan saisir na ay juge d'instruction léegi après procureur daw na nee na juge d'instruction ñi muy waxal la yëpp ay weer lu ñu wax mu ne procureur bu ma fee ne mais da ngay fen may naan ko yéen ñëpp bu dee daaw dégg procureur lay nekk poste d'appel Mamadou Diallo boobu lay nekk mu oma léegi nag bi commission d'enquête pare bu yëpp leer ñu xam ne ma sul porte plainte contre Mamadou Diallo mu ne léegi juge d'instruction ma dagul weer di loolu te dañu tympaniser sonal ñu ak procureur lu muy nekk te yow porte plainte kenn di far nag daan poste d'appel Mamadou Diallo léegi nag bi affaire bi leer bërki démb saa waay ni day def conférence de presse ci faire bi li mu ci waxee waxoon nañu ko ba pare mut ban génne na ne lii wane ni dafa am problème scandale bar xaw ma am na xaw ma amul mais génne woon na ko génne woon na bii ni scandale du siècle ci faire bi encore contrat état du Sénégal Tosyali sur le fer mooy les Turcs fii mu ne ki arrêtera Macky Sall mut ban na ko bind ci affaire fer bi toujours mu ne les mines de fer de Falémé cédées à la société turque Tosyali sans appel d'offre lii aussi bindoon nañ ko donc tey amul dara lu bees lu mu indi waaye ñi xamul ak ñi liirutoon lii ñi yëgutoon dara ci affaire fer bi ak li ci wax yëpp ak même waa PDS seen conseil seen avocat yi waxoon nañ ci ñi xamatoon lii wala liiruñu ko wala fàtte nañ ko dañu foog ne Sonko moom mooy gëstu ci alalu réew mi comme weñ yeeg or yeeg yooyu zircon beeg yooyu pour leeral Sénégalais yi alors que mut baan leeral na ko ci fayul droit d'auteur à mut baan joxul mut baan ndàmpaayam ndax moo génne xam-xamu bi nga xam ni mut baan la ko génne ci Sénégal ñëpp am ko mu ngi nii muy Dakar Times am nañ fii octobre la génne depuis 2018 le 17 le 19 le 27 octobre ñi yëpp a ngi nii ñett yi date yu jegee ngi nii ci biir yëpp octobre 2018 mën na fukki weer ban na ko octobre 2 mois ci des 1 mois et quelque presque fukki weer ak benn waxoon nañ ci amul lu mu fi mën a wax lu bees li jëm ci fer bi ci Falémé lu ñaan scandale am na wala amul wax nañ ci ba pare ba géex ba avocat PDS wax ci jomit ba géex def ci benn article bu mag waaw kii daal moom comme dañ ne ko génneel preuve bu jaaxle dof il fallait mu xam nga kuñ pikiir bu dama ko pikiir en fait dama ko pikiir soo ko dama ko pikiir barki dee mu nag ah non barki dee safoon na de gars yi pikiir laa ko def génne njaaxum yi def yëpp wane da nga gën a xamatu mun rakkaaju xam nga boo rakkaajoo da amati 100 fois mu ne day tontu affaire day yor conférence Sénégal yëpp monde bi yëpp di ay preuve tey mu ne non def saisir la juge d'instruction bi comme dafa waxee woon ni bi ne ko génne preuve bi saisir la procureur waaw moom ni lañ koy bàyyi rek moom bii fooyee Sénégal yi quoi di leen bal di leen ping pong daal mel ni bu génnee preuve bi dañ koy tëj ah nit ñi boo génnee preuve yow mu journaliste dañuy tëj au contraire loolu moo war journaliste boo génnee preuve bi da nga bind dañuy tëj au contraire li nga bind boo génnee preuve kenn du la mën laal day dox ci maayanu nit ñi affaire dóorkat moom moom it dóorkat politique escroc politique la Sonko est un escroc politique est-ce que man am naa droit man li ma xeex Abdou Diouf am daanu avec le FAL hôtel Indépendance
foofu frappe laa nekk ak ma Demba Sock deuxième tour yi créé le FAL porté la candidature de Ablaye Wade 2012 ma ànd ak Macky Sall ñu créé à l'hôtel Radisson Benno Bokk Yaakaar entre les deux tours ñu daane Ablaye Wade bi nga xam ne ñun ñoo ko faloon ndax depuis le 23 juin laa ko baax xam ngeen l'homme du 23 juin do ba ma koy attaqué 23 juin maa ngi ci groupe parlementaire bosam bu dudd Wade ñu may saaga di wax seen waa ji na wax yàlla la fi def ci réew mi gis naa benn journal bu may saaga taay yëpp wal fajri naan kii nekk troisième di ko attaqué waaw def même boo nekkee premier Macky Sall sama xarit bi mu jàppee Khalifa Sall dama def Khalifa Sall waroon leen koo jàpp ba tey jii dañ ko war a bàyyi maa ngi ñaan Macky Sall mu bàyyi Khalifa Sall joxuma la ordre nag parce que ñi la xamul ñoo la jox ordre ndax bëggoo ko la jox ordre Macky Sall da ngay wax ma wax ñu neex am li nga bëgg boo mel ne yenn booy yi tëb di dal di ko yuuxu nag da ngay bàyyi Khalifa Sall du ko mas a bàyyi dama ne nit da ngay xam comme moom yi fam grâce bi boo ko moom ah koo ci jéem a jaay reewande ak force mu ne maa ngi lay xool léegi defal gaz ko yow nit da ngay xam boo bëggee am ci moom li nga bëgg sa jëkkër sax yow bu dee jabaram nga da ngay xam ne nga nekk sa jëkkër ci guddi gi noo xam ne moom mu defal la si nga bëgg yëpp may la kër gi de la oto waaye doo fekk sa jëkkër tëdd nga yaakaar ko ba pare parce que moom nga yaakaar grâce Macky la yaakaar quand même ni sa jëkkër yow daal jógal fële da ngaa salté ni ngay tëddee doxul ba pare nga ne ko may ma oto foofu waaye jëndal ma kër wala may ma bassin bu rafet sa jëkkër dama faale nit ki li moom da nga koy dangul moom grâce moo ko moom yàlla ko jox ndax constitution bi ko jox mais Macky kon dama la ñaan man mi sa xarit depuis ñuy jàng nag rek xale yu ndaw ñu lay wax dëgg nag ci Yaya Jammeh ci Khalifa Sall ak ci ñëpp man maay kenn benn nit kenn Sénégal peut-être Sidy Lamine Niass moo doon ñaareel bi may ànd ak Ablaye Wade 23 juin ma ne ko hé peuple bi nga bëgg a nax ànd ak peuple bi ba daaneel ko ànd ak Niass premier tour Benno Siggil Sénégal deuxième tour Macky Sall Benno Bokk Yaakaar alors terewul maa gën a weex ci Macky Sall maa gën a tàng ak Macky Sall fu mu defee dul loolu may dal ci kawam ndax damaa jàngoon nag macha allah dama mënoon jàng nag ñu ne ma ku aime bien châtie bien Sénégal nag qui aime bien caresse rek moo ne Macky ne doit pas faire ça ñu ne moom kat léegi opposant la y a déjà am nañu dem ba ni man El Hadj Diouf transhumant la ma ne ah man ban camp laa nekkoon avant may réélire sama candidat maa ko fal 2012 falaa ko 2019 man dama bokk ñu jógee PDS daw fekk Macky Sall bi ñu duma ba pare mais dans l'opinion les gens comme dama critiquer di ànd léeg-léeg ak opposition bi ci yenn position yi ndax léeg-léeg ñu bokk ay position may dóor ñu foog ne léegi opposant la fekk yàlla ma bind ci lu ma gëmul même lu ma ànd ak yow du ma ko défendre kon dañ ma nangu loolu waaye ma gis ñu naan El Hadj a trahi mais ne kan laa trahir ban camp laa bokkoon ba di ko trahir ka ma watee loolu laa watee laat 2012 2010 ci diggante bi dafa am benn élection présidentielle dañuy dox ci kaw maa di ma jaxase ak àddina bi naan kii moom gëmul dara waaw kan laa gëm Macky laa faroon falaat ko du ñu wax ñi nga xam ne ñoo nga Abdoulaye daana ñoo jébbalu léegi ci Macky Sall donc ñooñu lañ war a wax xanaa ñi perdre pouvoir mënuñoo muñ ñu daal di fekk waat Macky Sall dañoo yee transhumance man maa nekk au pouvoir ba pare di critiquer pouvoir bi nekk Benno Bokk Yaakaar di critiquer Macky Sall waaye yéen ñooñu may saaga suba ngoon jot ngeen foog ne seen waa yooyu moo ma ëpp mérite Sénégal gi man li ma def Sénégal dafa def 10e bi kenn booba gi def tur bi 23 juin assemblée mu ngi toog bloc fiscal teg climatiseur am kenn wàcc fa gis ngeen fa ay Aïssata Tall Sall Nam Cissé Tanor Dieng Moustapha Niasse yore xeeram Alioune Tine góor yëpp ñëw xees ay Cheikh Tidiane Gadio ñëpp man ma nekk rek seen Balla Gaye ci biir ñoom ñu nekk sama supporter ñoom Macky Sall ñii ak ñoom Moustapha Niasse ñoom ma doon supporter ma nekk seen leader ci biir hémicycle bi am na wala amul ana booba booy bii di jaay ni moom mooy patriote te ñu bëggoon taal réew mi booba jaay Sénégal
mu ngi ma bloc fiscal tal climatiseur am di jaay ay terrain sur terrain aéroport yi moog syndicalistes yooyu parce que boo doo jënd syndicat bi kon yéen ñooñu may saaga dama xam kan moo gën a mérité kan la Sénégalais gën a naw entre sàcc bi ak kii joxe bakkanam di xeex même ak xaritam bi président de la république bu d'accord ci président bi def kan moo ëpp mérite. donc ma ne man defe naa affaire bi leer na war naa leen ni yëpp daf ciy ndax mais nag fi lay terminé mooy dañu woon bind na procureur contre Mamour Diallo lettre bi mu ngi nii tudd ci Mamour Diallo portewul plainte Mamour Diallo da ko bindoon rek de procureur man Pastef parti politique maa bëgg a xool mbir mii rek wax ne mën na nekk ëllëg présumé détournement de politique waxul kan moo ko def fan la ko defee yan moyen lañ ko defee ban compte bancaire la dugal xaalis bi di ne woon na place de l'Obélisque je connais la destination j'ai les virements j'ai le compte bancaire kàcc rek barke alxuraan kàcc la barke Nabi Moustapha day kàcc ti maa ngi koy lancé waat un défi ma ne yow Ousmane Sonko bu dee gor nga bu dee julit nga te tooñ baaxul ci kanamu Sénégal yëpp man maa la défier waaye xanaa ma respecté le journaliste yi au moins génneel preuve virement xaalis yooyu ci Mamour Diallo fu mu jëlee xaalis bi ndax Sénégal yi nag am lu leen leer dos ci yow yaa ngi bëgg a def loo nit ñi porte de plainte rek waaye yow joxel këyit yi amul yooyu këyit amul li am fen moo am ma sur porte plainte Mamour Diallo ñëpp foog di da ko porte plainte ñu naan nañ nekk ba ma pare plainte bi ba amul benn tur du Ibra Diop du Lamine Ndiaye du Mamour Diallo du Issa Cissé du kenn benn xale benn jaaykat di caax ba bëri kayitam rek la ni parti Pastef laa bokk procureur xoolal ma lii ndax mën naa mu am détournement mën naa am présumé te nee na Mamour dafa sàcc am naa preuve kon da nga di présumé xëy na moo rek jànguñu dara loolu laa leen bëggoon a wax. Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net.